dafa mel ni Aba dégguma danañ dellu si waat peut-être si kanam ak moom léegi nii ñu ngi koy dégg Hadj Mansour renforcement sécuritaire bi daal day am foofu ca Tivaouane Diacksao loolu la ñu Aba Diatta di ñu xamle peut-être qu'il y a un petit souci aussi. loolu moo normal parce que bu ñu egsee ci fi ñuy waaj a tëji bureau yi chaque année noonu lay demee way takk der yi ñi doon jëloon. mais dafay am ay points yu spécifiques yu ñuy dem stratégie yi ñuy taxaw. surtout élection yi nga xam ni dafa bëri fu pënd bi wureegul nag. parce que tëj nañu bureau de vote yi mais am nañu doon dénoncer ay transfert d'électeurs yoo xamante ni bii ñi ñu njoxtoon ni sax war nañu ñëw ba ñu toog di leen xaar ñëwuñu ñooñu war nañu leen a delloo wat ñu ngi nekk ci moment yoo xam dañuy def ay décompte am na ay localités yoo xam ni seen i leader ñu ngi xeex am na ay këri leader yoo xam ne attaqué nañu leen yu mel noonu yëpp bu commencé am nag te ñu dëgmal guddi mu am ay RG yu nekkoon ci biir liggéey bi jaxasoo ci biir militants yi ñoom xam nañu fan la ñu war a gën a mën a sécuriser ba nga xam ni suba ak jàmm ñëpp daañu xëy liggéey bul fàtte ni ci kanam tuuti dootul nekk ay problème sécurisation wala ay vote mais décompte la ñuy nekk fi ñuy commencé di annoncer nag résultats yi et bu boobaa dina am beneen rebondissement bu ci amaat parce que am na loxo dina dem gémmañ ñu bëri ñu foogoon ni xëy na def nañu ci campagne luy mën a tax ñu gagné. du demee noonu. am na ñu foogoon ni xëy na fii seen diiwaan la du demee noonu yooyu yëpp bu dee am nag bul xam kenn ku nekk nan lay réagir nan lay manifester moo xam déception moo xam joie bu nekk ci moom yooyu yëpp nag way takk der yi ñoom la ñu chargé. parce que tey bu fekkee am na koo xam ni gañewul fa mu nekkoon wala ñu gañe ko sax ci bureau de vote am mu bëgg koo manifester ci loo xam ni xëy na ñàkk-ñànki taal ba noppi way takk der yi soog a ñëw ñun fii la ñuy toog ñun. naan takk der yi dañu sàggan donc nit ñu def teel a jël seen i matuwaay bañ a def bavure nag mais vraiment teg ko ci wàllu professionnalisme comme ni ñu leen xamee wóolu nañu leen ci seen liggéey mën nañu ko mais itam ñu def seen liggéey ba nga xam ne vraiment amul benn politicien bu ñuy bàyyi ngay indi désordre parce que da ngaa ñàkk ci sa localité itam ba nit ñi bu ñu xëyee duñu mën a liggéey dañ ko toog teg ci wàllu discipline kon man jàpp naa ni du waruñoo xaar ba mu am incident ñoom daañu yëg ñun lu ñu dul yëg daañu renforcer fu ñu dul renforcer xam naa ne ci jéego yooyu la ñu nekk moo tax ñu am côté yoo xam daañu ko sécuriser bu baax très bien pour gën a xam sax lu xew foofu ci Tivaouane Diacksao amoon nañu en ligne Aba Diatta bu dee yaa ngi ñuy dégg yaa ngi en direct allo Aba ñu ngi lay dégg oui Yacine bi yoon leer na yaa ngi foofu ca Tivaouane Diacksao ñu di ñu xamal yaa un renforcement sécuritaire waaw foofu nag c'est vrai Mansour lu wax dëgg la chaque fois élection buy waaj a jeex dañuy renforcer waaye bii nag xeex moo ko waral xeex bu métti depuis ci suba sax ci kanamu bu ñuy interviewé man mii maa taaloon caméra bi sax nga xaw nañoo daanu suñu kaw si la nag li nga xam ne moom mooy takk der yi ñëw waaye nag man nag Yacine depuis des années maa ngi couvrir élection waaye tey laay doog a gis ci élection ñu ci dóor ay lacrymogène foofu dóor nañ fa ay grenade lacrymogène pour écarter li nga xam ne mooy nit ñi lu ko waral nag candidat yëpp ñoom ñoo ñëwandoo seen bopp ci boobu les endroit te loolu aussi c'est à éviter loolu moo indi li nga xam ne moom mooy jafe-jafe ndax dañuy ñëw indaale seen ay gros bras lu ni mel police nag tey moom vraiment doon nañ lacrymogène mais c'est normal vraiment tey moom gis naa ne lu normal la parce que dafa dégénéré woon sànq aussi mu amaat beneen xeex ci diggante ñi nga xam ñoom ñooy gox yu bees yi ak ñi nga xam ne je crois ñu ngi wax ay gëm sa bopp di xëccoo yu métti feetu ay xeex ba tax na tamit police nag loolu moo tax mu remarqué que ne fii zone la boo xam ni c'est à surveiller moo tax ñu dem indi renfort police ngir renforcer centre de vote boobu nga xam ne mooy Aline Gueye nga xam ne fu mu toll nii c'est très très discuté en ce moment kon nag sous-préfet autorités yi nañu bàyyi xel endroit boobu depuis ci suba dara amagul xeex am fa ba ci sànq mu amaat benn ba nii ni tàng na jër foofule loolu moo tax nag takk der daal di fay renforcer sécurité yi yeneen centre de vote yi mu ngi Moustapha Khali Ndiaye foofu jàmm lañ fa seetlu beneen bi aussi bi Moustapha di Alioune di Mbaye Diouf foofu tamit moom mooy troisième lieu de vote bi c'est le calme plat foofu sax tëj nañ li nga xam ne moom mooy centre de vote bi kenn voté tul fu mu toll ni nga xam naa ñu ngi tàmbali voté waaye ñeneen ñi yeneen centre yi ci des foofu nit ñi dañoo bari trop ba xam am na dérogation maanaam xaw nañu dépassé ngir may ñi nga xam ne xas nañoo nekk ci biir bureau yeeg lu ni mel ñu mën a voté waaye nag lu ni mel nag noonu la fa demee foofu jafe-jafe ak ay xeexoo depuis ci suba moom moo fa am ci Aline Gueye tax na ba police daal di renforcer sécurité bi Yacine ak Mansour. merci beaucoup Aba Diatta moo ñu teewal foofu ca Tivaouane Diacksao di ñu xamal ni li tax ñu def renforcement sécuritaire bi foofu Hadj Mansour ñu ngi koy wax léegi Abdoulaye Mbow dafa am ñoo xamante ni dañ fa jotee di jàmmarloo lu si mel ni candidat yëpp ñoom ñoo daal di dajaloo foofu ànd ak seen i gros bras on veut dire même nervi waaw comme ni ko Aba waxee sànq xam nga dafay daal di confirmer te bul fàtte ni man jotoon naa sax ay information ci ni am na ñu ñuy loger telle place ci Dakar fu soriw fi Aba wax noonu am na ñu jëloon seen ay matuwaay ni kenn du fa traverser dem voter ji man ni ma ko yëgee
en tant que journaliste way takk der bi nga xam ni am nañu seen service de renseignement yu leen di jox ñoom daañu ko yëg ñoom itam surtout nag bu fekkee am na fa ay xeexoo xëy na Abba sax mu ngi soog a gis élection yu taal ay lacrymogène mais loolu moom yàgg na am ci élection et puis du ci localité boobu donc boo demee Guédiawaye sànq lacrymogène yaa ngi fi mel ni tux su bënn gars yi am na ñoo xam dañu génne ay jaas yi am na ñoo xam dañu génne ay yatt yooyu loolu du problème ci élection parce que boo ko defee problème da ngay jox benn ñi nga xam ne ay violence moo leen neex ñu am crédibilité ci kaw lu toll ni ay élection li ñuy bis bi ñu nekk nii tey dafa sérieux dañuy tànn ay nit yu ñuy gouverner suñu 500 et quelques collectivités territoriales muy suñu avenir ci seen loxo donc ay benn wala ñaar frustration yu am du ñu leen topp ci seen loolu police daf koy régler même bu fekkee nag itam comme ni ñu amee sañ-sañ soqi ci kaw gouvernement bi ni li ngeen def ni du yoon ci suba ba léegi defe naa ni amul kuñ ci sajjaloo xef ni la fekk li nga def du yoon ñu wax la ni li nga def yoon la mais toujours itam ëgsi nañu ci ñëpp ni waaw dem nañu vote ji nee nañu waaw ci fichier bi nee nañu waaw campagne nañu nee nañu waaw ci vote yi nee nañu waaw ba ñu tëj bureau de vote yi mais duñu toog ba ci décompte bi ñu ni déet ñuy valoriser seen déet bu boobaa daañu taxaw teg ko ci yoon pour suba ñëpp mën a liggéey parce que ki ni déet na ko argumenté bu ko argumenté yoon mu ngi fi parce que tey li ñuy joxe ci ay résultats du nekk définitive bu fekkee gis nga jalgati yoo xam ne am na ci yoon waajalal na la foo mën a jaar ci ay recours annulé nañu fi ay bureau de vote ci ay élections annulé nañu fi ay résultats yu ñu joxe woon yépp yoon moo ko def mais ci yoon bi nga xam moom la yoon xaalal mais Yacine kenn mënut a cautionner nga nekk ci élection campagne voté say nit dem voté ji ngeen yendu ba ngoon jot ba ñu tëj ay bureau nga soog indi violence loolu kenn du ko cautionner loolu bu boobaa way takk der yi ñooy taxaw parce que moment bi ñu tëjee bureau de vote yi am nga ba yeneen recours yoo mën a jaar pour taxaw si donc Abba ni mu ko waxee foofu am na ay lacrymogènes yi fa tàkk dina tàkk faneen am na faneen foo xam ne Ablaye Mbow avant ñu yéeg maa ngi lay wan vidéo yi mu ngi tàkk faneen yàgg nay am ci élection man jàpp mu ni pëcc xoola wala mu am ampleur boobu ba nga xamante ni bi du nit ñi daañu jot seeni ay résultats ci ni mu jaadoo ci kanam tuuti dootuñu tal ay violence mais ay décompte la ñuy tal comme ni ma ko waxee sànq kenn ku nekk xam yow lan nga am ci askan bi mais waajal yeneen élection yi nekk ci suñu kanam muy élection législative ak présidentielle yi nga xamante ni léegi mu daal di jot Birahim ban analyse ngay def ci réaction wu ki nga xam ne moo di Abba Diatta moo ñu teewal foofu ci mais déjà li ñuy njëkk ñaawlu mooy la présence de ces leaders politiques maires ou candidats yi dem foofu xamul tax cette présence ne se justifie pas ndax ñoom ils ont dès le début des opérations électorales leur mandataire leur plénipotentiaire dans les bureaux de vote ci centre yi au ci Sénégal yëpp ñu am ku leen di représenter ci biir bureau de vote bi ba ñuy génne ci wàllu procès verbal ñan ñoo nekk ci bureau de vote bi laata président bi di tàmbali li di opération électorale yi ku ci nekk ci ñoom xam na sa tur sa sant sa carte d'identité xam kan ngay représenter muy opposition maire sortant wala maire nu ñu koy waxee ci un des candidats ñooñu ñoom ñoo am sañ-sañ avec le président son assesseur le représentant de la Sénat ñoom ñoo am sañ-sañu continuer les opérations lu jëm ci wàllu élection yi jusqu'à terme à savoir heure décompte bi ak tàmbali décompte bi ñoom ñi nekk ay candidats seen yoon nekkatul ci ñëw di nga gis ku ñëw ne la moi je suis le maire sortant dama war a assister non rien absolument rien dans le code électoral ne te donne cette prérogative d'assister à un décompte te bokkoo woon ci processus bi nga xam ne ci suba ba léegi mu ngi yoon parce que am nga un représentant comme représentant fenn nag c'est pas la peine yow nga fay déplacer wu pour xool ndegam sécuriser vote on parle souvent de sécuriser le vote moo tax ñuy dem ci buntu centre yi on a fait des élections ci yenn bërëb yu bari nga gis candidat bi wala maire sortant ñëw taxaw ne damay sécuriser le vote mais je suis désolé ñi ko war a sécuriser ñu ngi ci biir ba noppi léegi ñoom seen yoon waratu ci nekk yow yaa yabal ñu war a toog fi mu ne xaar seen résultat ci bërëb sàngam saytul ma ndax c'est bien fait ou pas parce que tant que il n'y a pas l'apposition d'une signature de tous les membres du bureau de vote ñi nekk ci benn bërëb muy assesseurs yi président bi ak représentant yenn candidats yi foofu du ñu génne procès verbal bi ñuy taf ci buntu bureau de vote bi pour wane ni tant de personnes ñoo voté lii moo fi nekkoon et cetera donc assurer ou sécuriser le vote xamul may lan mooy nga toog ak say militants comme ça se fait partout ailleurs dans le monde toog déglu rajo yi seetaan télé yi xam quels sont les résultats parce que tu as déjà des représentants ci biir. Tout à fait dañuy dem directement Touba Mbacké ànd ak Abdoulaye Diagne mu defal nu un tout petit peu résumé peut-être li fa jot a xew actuellement Abdoulaye yaa ngi en direct. waaw ñoo ngi leen di fay. Abdoulaye bureau yi tàmbali naa tëj foofu wala tëj na déjà.
waaw bureau yi tàmbali woon nañu di tëj waaye dafa amoon rush boo xam ne bu am solo bu nekkoon ci kanamu bureau yi léegi ki nga xam ne moom mooy préfet bu département bu Mbacké jël benn arrêté ci commune bi ne nañu doxal li nga xam ne moom mooy vote yi ba 19h40 ñu soog a tëj bureau yi donte 18h la waroon a tëj. loolu nag mu nekk satisfaction bu mag ci yenn électeurs yi nga xam ne ñu ngi woon toogoon ci buntu bureau yi daal di doon jongaru ngir jéem a voté demoon nañ sax ba yenn bureau yi doon waja amal seen dépouillement waaye fas yéene nañ ko yegg prolongé ba 19h40 loolu yi nag bu ci amee tamit ñuy signaler rek mais loolu day wane tamit rush bi nga xam ne moom lañ nemmee ko ci Mbacké vraiment nit ñi génn nañ ñëpp taxaw nañ temm ci pour def li nga xam ne mooy seen devoir civique muy war maanaam voté tànn seen njiitu gox loolu nag contraire bi lañ gis ci Touba ndax Touba daanaka nit ñi génnuñu mën nañoo wax ne taux de participation bi mën naa avoisiner ay 11 ak ay 10%. kon nag moo tax nit ñi génn ñu da ngay dem ba fi mu toll nii kenn nekkul ci bureau de vote yi alentour yi et cetera donc kon loolu yi moom mooy li nga xam ne moom mooy la ñu mën a jàpp ci diggante Touba ak Mbacké gannaaw loolu am na candidat yoo xam ne yëkkati nañ nag seen kàddu di ñaawlu yenn dysfonctionnement yu am ci vote bi ak tamit ci déroulement scrutin bi. loolu yëpp daal di waxoon nañ ko ci suñu édition précédente yi xanaa ñu delloo leen antenne bi ba ci kanam ñu xool dépouillement bi fan la ñuy wànneen bi mu jékki gëtam. merci beaucoup Abdoulaye Diagne fële ca Touba Mbacké dinañ dellu si waat ak moom mi ñuy xamal ni également que taux de participation bi c'est assez faible peut-être une dizaine de pourcentage mais dinañ dellu si waat ak moom ci kanam dañuy daal di àndaat ak Alassane Baldé moom mi ngi ca Yoff Grand Yoff foofu la nekkoon ci suba ca centre de foyer des jeunes foofu ca Grand Yoff Alassane Baldé bu fekkee yaa ngi ci ligne bi actuellement bureau de vote yi tëju na. alors waaw ni nga ko waxee ñu ngi ci centre bi nga xamante ne mooy foyer ñu jàpp nag bureau bi tëj na depuis 18h comme li nga xamante ne moom la ko loi bi santaane ba ñuy laajee ñi nga xam mooy alkaati sax dañu amuñu woon possibilité dérogation ci ñi nga xam mooy ci ubbi continuer ñi nga xamante mooy vote bi mais ñu jàpp ne daal 18h nag mais concerné ñi nga xamante ni ñoo xam ne voté wuñu woon maanaam ñi nekkoon ci biti mais ñi nekk ci biir boo xoolee boobu ba léegi nag ñoom ils sont en train de continuer tranquillement à voter ci bureau yi nga xamante ni foofu lañu naan a buté voté lu ci mel ni bureau numéro 18 bi moom nag gis nañu rang bi bëri na fa lool ñii nag ci gannaaw c'est alkaati la donc fii la buntu bi fii la nit ñi doon donc depuis 18h alkaati ñoo fi nekk dañuy barricadé amul benn responsable amul kenn koo xamante ne nekk di nga ñëw fii daanaka ñu bàyyi la nga jàll kon ça veut dire que donc les dispositions ont été prises pour que véritablement à 18h kenn bañ a dugg kon mu mel ni loolu lañ fi ne à part